ngeen ni laago du wees soo duggee ci réew mi doomu aadama yaa ngi taxawaaloo xam ngeen ni laago du wees. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñuy yéen waa journal Le Devoir si déplacement bi ngeen def ñëw fekk si ma fii ak tamit li ngeen ma choisir pour ma ñëw participer ci seen journal bi maa leen ciy gërëm bu baax di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi nga xamante ne nii ñu ngi leen di suivre via YouTube bàyyi ma kenn gannaaw la maa ngi nuyu suñu waa kër fi ngeen ma fekk tey di nuyu sama yaay sam pap di ñaanal tamit sama yaay bi nga xamante ne ni ma nga fële yoma xiyam di koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm ak bépp néew jullit bu fa fekk bu ko fa fekk nuyu suñu waa kër di nuyu di sant sama borom kër monsieur Diop di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér gu yaram bàyyi ma kenn sama doom bi kat yi samay sœurs yi sama frères yi sama cousin cousine bàyyi ma kenn daal ñëpp sama famille bi ak sama xarit yi ñëpp bàyyi ma kenn ak ñi ma toogandool fii ci plateau bi ñëw aussi nuyu tamit sama waa association bi nga xamante ne fa laa nekk d'abord maa ngi nekk ANHMS fa laa nekk aussi tamit nekk tamit FESAF Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées bokk tamit ci comité directeur bu comité des femmes bi nga xamante ni dafa nekk ci biir FESAF ma nekk ensemble 28 associations yoo xam ne ñoo ko composé maa ngi leen di nuyu ñëpp di beral tamit nuyoo suñu présidente madame Dieng Ndeye Dagg ñoom madame Mbacke bàyyi ma kenn aussi tamit sama club des jeunes filles bi nga xamante ne ni man maa koy coordonné maa ko yor ci biir seen FESAF maa ngi nuyu sama xale yi di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ñoom aussi ñun fi ñu toll ñoom tamit yàlla nañu dund ba toll fa ba toll sax lu ko ëpp combat bi ñuy mëne ñun suñu wàll presque wéy na dañuy lutter pour les générations futures ñoom ñi di ñëw ñoom la ñuy xeexal ñoom la ñuy lutter di leen ñaanal bépp coono boo xam ne def nañ ko ci rek yàlla na leen ko yàlla fay. donc ginnaaw nuyoo bi bëggoon nañ xam sa tur noo tudd ak foo dëkk exactement d'accord ak sa adresse sa âge aussi su fekkee mën nañ ko xam. sa statut matrimonial ndax na nga marié ak poste bi nga xam ne yaa ngi koy occupé actuellement. waaw man maa ngi tudd Fatou Diop maa ngi dëkk Pikine fii Pikine Xurunaar en face école Notre-Dame du Cap-Vert foofu laa dëkk. maa ngi am 51 ans ren di ci sant yàlla bu baax je suis mariée et mère d'une fille. D'accord. Donc ñu bëggoon a xam madame Fatou Diop yow fan nga jàngee ak aussi yan expérience professionnelle nga am au cours de votre vie. waaw fi ma jàngee d'abord sama cursus élémentaire bi maa ngi ko defee école zone B école primaire zone B. foofu laa defee après def naa Blaise Diagne fa laa amee BFM bi ma jógee Blaise Diagne j'ai fait le lycée de la Fosse pourquoi ma jógee Blaise Diagne dem de la Fosse parce que dama demoon pour def comptabilité parce que j'avais une ambition de devenir expert comptable loolu bëggoon naa ko def mais malheureusement ma demee fee jotuma def compta mais chef économie laa def. après ma defee de la Fosse sama bac maa ngi ko amee collège Jean de La Fontaine foofu laa amee bac bi ma amee bac bi série B bi ma amee bac dem naa université j'ai fait là-bas 2 ans Sciences Éco après aussi tamit j'ai fait une formation professionnelle formation informatique j'ai le DTS en informatique je voulais aussi continuer pour nekk ingénieur en informatique loolu laa bëggoon na def mais xam nga rek affaire yi marché wul peut-être yàlla rek moo xam xëy na yàlla moo ko yemale foofu ma def DTS maa ngi sama DTS après DTS bi nag toog naa lu yàgg liggéeyuma sinon ay stage laa doon am doon naa def ay stage par-ci par-là mais aussi stage bi nga xam ne def naa ko te mu gën a yàgg maa ngi ko defee ay CTO hôpital général de Grand foofu def naa fa stage parce que CTO bi ma nee peut-être expérience bi ma am ci
secrétariat ak assistance direction CTO laa ko jàngee parce que bi may dugg foofu dama fa dugg comme stagiaire secrétaire tase fa ak ku baax muy madame Camara maa ngi koy nuyu ak tamit fi nga xam ne fa laa njëkk a dal ci CTO muy professeur El Hadj Ibrahima Diop nekkatu fa sax mais maa ngi koy nuyu bu baax ci ñoom cabinet bi foofu yàgg naa fa def naa fa stage j'ai beaucoup appris là-bas après ma dem avec association bi ñu nekkoon di def am benn projet bu fa amoon projet copie avec benn ONG italienne copie ci biir projet bi y avait une sélection dañ defoon sélection ma bokkoon ci parmi les sélectionnés ma nekk ñu jëloon ma comme animatrice laa nekkoon maa ngi yoroon zone Pikine zone Dalifort zone Cambérène j'ai beaucoup travaillé là-bas foofu moom xam naa ni moom def liggéey naa fa lu bëri parce que tamit j'ai fait des résultats bi ma arrêté ci projet bi ci laa dem di liggéey comme kii secrétaire ci benn entreprise bi entreprise bu aluminium la entreprise bu mag la fa laa nekk liggéey naa fa pendant 3 ans ma delluwaat CTO comme xam nga liggéey ak nit ñi dugg bee génn bi dafa nekk loo xam dafa ma mës a neex dafa ma neex xëy na kiiw association bi joué na ci parce que xam nga doo nekk ci association yaa ngi dem ci ñii di dugg fii génn fii di kii xam na leen loolu tamit joué na ci ma def foofu ma dellu CTO def naa fa ay stage yu bëri bien que doon naa def ay demande pour ñu jël mais daal dañ lay féliciter di la encourage mais duñ la jël waaw te tamit liggéey bi tamit bi ngay jàng da nga jàng sonn ci def ci say moyens sa temps si yëpp c'était pour aussi ëllëg nga mu jariñ la mais pas pour ngay dem rek di investir comme ça rek di bëgg a kii ci alors là ci la arrêté CTO delluwaat AIS foofu tamit liggéey naa fa comme assistante après sax am na un moment nommé woon nañ ma fa directrice de l'entreprise fa laa nekk fa jusqu'en 2013 ma am benn accident am fracture mu yàgg loolu na traitement bi yàggoon trop ci laa arrêté foofu depuis loolu nag maa ngi nekk ci laa gën a investir ci milieu association avec CFESAF ci ak madame Dieye nekk ci di liggéey ñu ngi dérouler suñuy programme ak suñuy partenaires actuellement nii c'est depuis 2017-2018 dañ ma def point focal avec le réseau Siggil Jigéen réseau maa ngi leen di nuyu bu baax parce que dama bokk ci réseau dañu bokk ci réseau Siggil Jigéen réseau nag foofu aussi j'ai beaucoup appris jàng naa fa lu bëri parce que dañ programme bu ñu fa am programme bi dafa nekk benn programme bi nga xamante ne nii c'est pour promouvoir le statut de la femme et de la jeune fille léegi nag suñu CFESAF mu bokk ci les 6 organisations yi nga xam ne dañ leen sélectionné pour ñu dérouler programme man nag maa doon représente CFESAF au niveau du réseau Siggil Jigéen ci laa nekk maa ngi nuyu waa réseau bu baax commencé ci directrice Safiatou Diop ñoom madame Turpin madame Thiaba Sembène bi nga xam mooy suñu chef de projet waaye maa ngi leen di nuyu bu baax. donc su ma sukkandikoo si say kàddu yaa ngi leen defoon nga benn accident c'était en 2013. Fin 2012. Fin 2012. Donc je peux dire qu'à la suite de cet accident si nga jëlee benn handicap. Non dama amoon handicap avant. Danga amoon handicap avant. Handicap bi c'était avant 4 ans 3 ans 4. D'accord. Handicap bi ci laa am handicap aussi tamit mu yàgg na waaw yàgg na sama yaay nga xamante dafa génn àdduna jàpp ci di ma yóbbu di ma boot di yóbbu fan di fu nekk moom mu ngi nii fekkee na yëpp waaw sama papa aussi ma waree jàng école ñu dugal ma école malgré sama handicap dugal ma man aussi tamit ma xam ni aw ma différence ak nit ñi parce que man dama doon daw di def lu ne tant que dew ma ba taxaw devant quelque chose ba xam ne xool naa lii lii mënuma ko def damay xam ne man fii am na lu tax mënuma ko def ma daal di frein mais toujours même fi may même sama liggéey fépp foo xam ne jaar naa fa liggéey tey jii ñeme naa dem taxaw fa la tête haute parce que la ma fa def la waaw dama fa liggéey bu rafet
ñëw dañ ko reconnaître. donc tey mën nañ ne da nga am une enfance épanouie comme tout autre enfant. vraiment. loolu moom am naa ko. fracture bi dama boobu amoon naa handicap mais dama daanu am fracture. mu metti woon traitement bi yàgg. fa yàgg. donc c'est au niveau de quel pied gauche ou pied bi am handicap bi. bi am handicap foofu nga defaat pied droit fu laa defaat fracture. donc avant c'était yoroo woon béykat. non yoruma woon. fracture bi moo gën a. waaw xam nga tamit am na yoo xam dalay wàññi. te handicap looy gën di jëm mag ñu ñëpp xam nañ ko handicap looy gën di jëm mag sa handicap dafay gën a luur. day gën a luur parce que béykat bi c'était programme xam nga dama ko doon wax mais dama leen daan wax naan parce que su ñuy distribuer ay béykat dañ naan joxe di joxe rek. parce que dafa am benn ONG Rollins for Africa dafa doon travailler ak waa section Guédiawaye section féminine bu Guédiawaye nga xam présidente mooy Khadiba. dañ leen travailler ensemble ak waa Rollins chaque année Rollins dafa doon indi conteneur ay béquilles fauteuil roulant yëpp loo xamante ne nii matériel bi nga xamante ne handicapé dañ koy soxla dañ ko doon jël di ko distribuer partout dans le Sénégal boobu yemaluñ ko woon na à Dakar mais fépp ci Sénégal lañ doon dem. du ñu ànd ak waa Rollins si dem distribuer ko. donc loo préparoon la au cours. waaw parce que je savais que tôt ou tard dinaa jël béykat parce que aussi déplacement yi dafa bëri. da ngay yéeg ak wàcc di dem di ñëw parce que tamit xam nga en tant que responsable kii dafa bëri mënoo toog. Marème mu ngi ni xam des fois dafa may wax même tafaatu sonn nga man ko non garaawul. sonn nga boo ko defee sonn naa sant yàlla rek. donc tey jii nii suñu doon waxtaan tamit ci sa échec wala difficulté yi nga xam ne rencontré nga ko sa àdduna yan nga ñu ci mën a limal. waa échec bi mën naa université parce que université bi ma fay dugg dama ne woon damay continuer def fa sciences yi continuer foofu def fa am samay diplôme bari mais aussi tamit foofu dama dem ba ci biir peut-être jaabante bi doon na mettre parce que période boobu université bi ma fa nekkee defoon naa 2 fois ay plâtre parce que xam nga sama genou bi dafa doon am flexion. mu am flexion léegi nag fële ma doon fajoo Sénao dañ ma doon defar plâtre pour kii ko dindi flexion bi te dama doon jël ak kii bi di jàngi ak plâtre di yéeg ci kaat parce que j'étais à Thiaroye dama doon quitté Thiaroye di jàngi ci université xam nga c'était pas facile. mais dama ko doon def des fois su plâtre bi su ma waree def plâtre dama koy def di jàngi parce que du ma toog tamit di tardé samay cours noonu laa def par la suite ma xool xam ne daal lii dafa xaw a metti ci la ma sam papa inscrit ISI. ma def foofu formation informatique waaw. donc université benn année rek nga fa jot a def. benn année laa fa def deuxième année bi dama boole woon def naa deuxième première année bi c'était année invalide ba. d'accord année invalide ba. léegi nag xam nga ñu dellu si waat deuxième année bi boobu def naa deuxième année bi ba mu jeex waaw après nag laa continuer concentré wu daal ci formation bi def formation en informatique. donc yan jafe-jafe tamit nga dund ci sa àdduna yoo xam ne daal metti na la. jafe-jafe yi xaw man xëy na lenn dafa am man lu nekk rek dama ne yàlla la man lu nekk dama ne lii yàlla la parce que aussi tamit su fekkee da nga nekk handicapé keroog dafa am benn handicapé bu ñu nekkal waa kay c'était samedi passé la dañu demoon xam nga bi ñuy doon joxe denrée Covid bi fii ci arène nationale waa Pikine Nord ñu dem am benn jeune fille dañu toog ci tribune noonu ma toog noonu am ku ma doon xaar ma toog noonu mu ñu waxtaan ba ci yàgg mu am ku dugg benn handicapé bu dugg mu koy xool ba ci yàgg mu ne ma man li maa ngi sant yàlla man ak ndax lan nga wax loolu mu ne ma laay man des fois sama tànk bi dama doon xaw a ruus xaw a kii nii mais daal man ne ko gis nga kii maa fi gis nga handicap soo la dalee bul toog seen kër génnal demal ci association yi nga kii adhéré ci gis nga soo duggee ci association yi di nga gis cas yoo xamante ni yow da ngay fàtte sa handicap. mu ne ma moom muy soog a rekoon mu ne moom daawu génn mu ne ma wante léegi moom damay génn man ne ko du gis nga man xam nga yow da ngay soox ni tuuti rek mais xoolal kii ma woon ko benn cas man ko xool ki mu ne ma man ko mu yëngal bopp bi mu ne ma man kay léegi jeex na léegi damay dem ci association loolu na
moo tax soo génne di dem di nga gis loo xam ne yow da ngay sant yàlla xam ne yow mii danga naan yàlla bëgg. mën naa ne accessibilité bi parce que des fois di nga dem fenn bëgg a yéeg am loo bëgg a régler fenn dem ci yenn kii yi bâtiment yi doo mën a dugg doo mën a yéeg des fois aussi tamit handicap mën na la freiner ba am na yenn poste yoo xam ne da nga koy bëgg mais doo ko mën a def xam nga loolu tamit ci la bokk. aussi tamit état bi fekk mën nañu gën a jàppale surtout emploi bi xëy na léegi damay wax toujours ne léegi mu ngi tane si mais ñun suñu li ñu tombeeloon dafa metti woon. moo tax ma ne la état bi daal nañu gën a jàpp ci emploi mais bien que mu ngi ciy jàpp na mais na gën a jàpp rek te tamit ñi ñuy sóoraale handicapé yu bëri ci construction yi nañuy sóoraal accessibilité bi metti na appareillage bi metti na appareillage bi moom metti na trop ça coûte très cher. donc tey jii tamit suñu doon wax li nga jot a réussir ak say plus beaux moments yi nga xamante ne yaa ngi koy fàttaliku di kontaan lan lay nekk. waaw plus beaux moments yi bi ma ci njëkk a neex mooy bi ma nekkee yaay xam nga yaay dafa neex bu fekkee da nga nekk handicap di kii xëy na ñu naan kii duñ la defal avant ma doon def opération ñaan sa bassin bi lii dafa kii di wax daal xam soo demee ba am nga doon sant yàlla la ñu ngi sant yàlla bu baax ba mu la maye parce que am na ñoo xamante dara jotu leen te amuñu ko kon boo tax ci sant yàlla aussi ma amee bac jour ma amee bac moom keroog moom sama xol sedd na guy tëdd naa guddi jooy bay bëgg de parce que dafa nekk loo xamante ni dama ko doon rêvé dama newoon école moom gis nga ma amee BFM sama papa dafa ma waxoon ne ma naa def enseignement man ko déedéet pour ma dem kii nekk enseignement man ko yii fa bàyyi rek ma dem defi bac parce que xam nga rek toujours ngay dégg bac ba ma ne noonu foofu moo tax des fois du ma génnee sama bac bi xool ko mi ngi mokk ma xool ko nu mu nekkee nii ma ne non ma ne déedéet bac bi daal xoolal rek ay année ci ginnaaw mi ma traumatisé woon fu ma toog dama naan lii foog ma def ba am ko. xam nga loolu tamit ak réussite yi nga xamante ni yenn programme yi ngay xam ne danga koy def tamit soo nekk sa entourage xam nga entourage daf ci baax famille bi. man dama sant yàlla famille bi dañ ci jàpp parce que su fekkee da nga nekk handicapé entouré ay personnes yoo xam dañ la bëgg teg la sa place fonk la xam nga loolu tamit dafay neex dalay fàtte loolu bëri loolu tamit ak aussi man tamit am na tamit à Guédiawaye parce que dama bokk ci section Guédiawaye bi dafa am activité bi ñuy def muy arbre de Noël bi ñu ngi ci on a commencé en 2004-2005 chaque année dañuy joxe des cadeaux plus de 100 enfants dañuy joxe ay cadeaux xale yi nekk fii biñ koy commencé kii juddoogul woon tey jii soo gisee ñi ma njëkk a yóbbu kenn ki mooy kii papa ren mi ngi def première te bi ma ko yóbbu lu tuuti la woon dama la jàpp ci loxo bi di ko yóbbu chaque année dinañ def le tout ba joxe des fois day xaw a metti mais xale yi taa faatu taa xadi dimbale arbre de Noël am xam nga tamit ñuy ñafe di def chaque année ñu joxe xale yi ñëw dañu def feet xale yi kontaan xam nga loolu dafa neex ci xol. am ngeen ñu ciy jàpp tamit. waaw dañ doon am ñu ciy jàpp dañuy am au début am na ki ñu njëkk a dimbali mooy benn association bu nekkoon Italie association ressortissants Italie te benn frère xadi ba yoroon ko muy kaaw ba. mooy ñoom jàppale nañu ci après UNESCO jàpp na am yeneen partenaire damay bañ a ji tamit su mel ni ay Facebook ak yooyu pour organisation yi mel noonu par exemple bu ngeen di organiser ay fête pour xale yi. waaw suñuy organiser non daaw ñu ko kii nag dañu daan def suñuy démarche parce que partenaires yi bëri woon na am na benn actuellement ni partenaire bi nga xam moo continuer jusqu'à présent mooy benn peintre bu nekk fële en Suisse Omar Ba. kooku actuellement nii même colonie defoon nañ benn colonie de vacances on avait pris 40 enfants staff encadrement bi 16 personnes ñu yóbbu leen pendant 3 semaines à Salé xam nga loolu yooyu aussi dafay nekk ay kii succès yoo xamante ne nii parce que dafay nekk loo xam ne danga naan est-ce que dina possible mais
ñu ñafe avec la présidente Khady Ba ñu ñafe ba réussir ko xam nga yooyu tamit yooyu nee naa tamit dafay nekk loo xam daf ñu ne partenaires yi ñu ci doon jàppale bëri woon na même aider action UNESCO am na benn consultant boo xamante ni daf ñu doon jàppale monsieur Yoro Diop bëri na daal damay bañ a lim di ñu am ñu ma fàtte parce que partenaires yi bëri ñu doon jàppale. tey bu ñu doon wax sa vie familiale ak sociale boo ñu si doon wax tuuti rek nan nga dundee ak sa waa kër. tey ak sa handicap nu la considéré ban gëdd lañ la jox ak fuñ la teg. waaw sama waa kër moom macha allah. sama waa kër moom macha allah ñoom ñëpp dañ maa jàppale am naa sama benn frère au début doon wax naan bàyyi liggéey lu tax ngay dem di liggéey da ngay toog kii Habib bu liggéey toogal mën ko déedéet mën ko loolu day yomb torop nga toog nii rek di kii non non du ma ko def damay dem parce que bugguma mu ko toog chaque fois nga am problème dem di xaar ku lay jox non non man ko damay dem ñafe sama borom kër du handicapé mais moom des fois sax dangay bëgg a def la moo naan toogal bàyyi li ngay def bul def lii bàyyi naa def lii tey jàppale daf ci jàpp bu baax ak famille am aussi tamit doo fa demee ci kaw lañ lay teg di la kii la mare mu ngi nii moom comme on est souvent ensemble dañuy liggéey di woote des fois mu woo ma Tafatou yaa aye ñu ma ne ko maa aye mais dinaa ñëw wax naa ak monsieur bàyyi na ma dinaa ñëw même présidente Marème Dieye des fois dinaa Fatou monsieur Diop dina ma wax dara man ko noonu monsieur Diop di wax dara monsieur Diop bokk na mu ngi ci association sama frère sama sœur bëgguñu ma liggéey gis nga même waañ bi bëgguñu ma toog bëgguñu ma def dara ma ne leen déet da ngeen di bàyyi la des fois nag muy dugg ci waañ bi may liggéey wax dëgg yàlla sama famille fu ma taxaw dañuy fàtte wax dëgg yàlla moom sama frère yi moom sama sœur yi sama jabar yi ñëpp daal mën naa wax daal waa kër gi ñoom ñëpp moom macha allah. jàpp kenn koo xam ne daf ma ciy xoolee handicap benn laa benn jigéen. elle a 30 ans. dafa génn. actuellement moom sama petit fils yi si am na borom kër am na maam laa ay sët mais maay seen yaay. moo tax ma ne la xam nga moo tax ma lay wax sànq ne la man dama jël lépp teg ko ci loxo yàlla sant yàlla bu baax parce que daal lépp loo xam moom da ngay jigéen da ngay ñaan yàlla am borom kër bi yor say njaboot bay say kii xam nga soo dundee ba yor say sët rek yëpp toog sant yàlla la rek. donc tey aussi buñ doon wax say qualité ak say défaut yan lañ ci mën a indi. qualité loolu est-ce que nit ñi duñ ko wax est-ce que loolu nit ñi duñ ko wax parce que tamit nit ñi ngay jëflanteel di ànd ak ñoom xëy na tey ñoom ñoo la gënoon a xam tey jii su fekkoon tamit ne ma xamoon ne nit ñi mënoon nañu assister xëy na ñi nga xam ne ñoom laay gën a àndal suba di travailler ñoom dinaa leen woo. ñu ñëw toog posé question boobu mu ci mel ni Mariam. waaw mu mel ni sama yaay waaw ñoom mën nañ ko wax. tey bu ñu doon wax Tata Fatou Diop lan mooy qualité wala lan mooy défaut tey lan nga ko yan kàddu nga ci mën a sànni. qualité loo xamante ni nii. maa ngi nuyu leen. jàmmante ak yéen. Fatou amoo sikk. ndax xale bu baax la wax dëgg yàlla. dina téye gémmiñ xam na lu doxal na ci biir xam naa ku yee la xarit la. man de waru papa dafa ko xale la fekk na ay xale yu ndaw dañu ko tudd di sama kanam. man maa ngi sëy léegi 45 la am ci sëy ak sama papa benn doom laa mu ko fi sax ay moom ku baax la wax dëgg yàlla lu ci si kanam ak ay rakkam ak yëpp. ku ànd ak yëpp baax na ndax xam ne may man ak man itam xam ne ñoom ay doom la xam nga bu ko bëgg laaxu bëgg yëpp doo jébal bi na baram rek nga bay rek la sama papa dëgg la takk na ma waaye boo ñëwee day fekk njaboot yi si waa ni fekk sa kanam kii nii loolu yàlla dogal da koy bëggante rek su xante xel bisu rantu waaw ma amoon benn si ko yàlla lu ma bëgg yëpp bëgg na ko am na ko. Mariama yéen kàddu nga si mën a sànni ci kii di Fatou Diop
ak kañ nga ko xam ban année ngeen nekk ensemble ak ban année ngeen commencé di liggéey. waaw maa ngi kontaan bu baax ci question bi nga xamante ni moom nga may laaj. Papatou aussi maa ngi kontaan ci moom bu baax a baax mu nekk suñu yaay sax nag man laa koy tuddee. parce que man moom yaay la ci man tellement nu ma jàppee comme kati la ma def. baax na bëgg na nit ñi yaatu na aussi man de ay qualité laa xam waaye défaut mu dëgg fa yàlla xaw ma ko. défaut mu xaw ma ko ñu ngi commencé bi ma ko xamee te depuis 2017 mais boobu ba tey ni ma ko xamee woon noonu laa ko xamee. mu nekk nit ku baax di ñu tette di ñu woon yoon bi moo tax daal ñu ñemee parce que bu ñu nekkee ci projet yi di piloter wala nekk ci association yi nekk ci rajo yeeg yëpp di wax. donc grâce à moom moo ñu woon yoon bi tax ñu ñeme. d'accord macha allah ñu ñaanal rek li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla def. C'est une grande amie, elle fait partie de la maison. C'est la fille à papa. Kay, viens là. Elle s'appelle Salka. Je veux dire, Inch'Allah, bonne chance pour lui, Inch'Allah, avec tout le monde, Inch'Allah, pour les familles de lui. Merci beaucoup, parce qu'il fait beaucoup pour moi et pour mes enfants. Merci beaucoup, beaucoup. C'est ça que je veux dire. Et merci pour toi. Merci. Donc, ñu eggale rek entretien bi. Donc, tey lan mooy say but, say principe ak say combat yi nga am ci sa àdduna. man li ma bëgg mooy personnes handicapées yi d'abord seeni droit ñu xam ñoom ñooy kan. xam nga am na benn président Macky Sall ne loi d'orientation bu mu fi wax. donc sama sago loi d'orientation bi lépp loo xam ne wax nañ ko ci ñu appliqué ko décret d'application bi daal loi bi yëpp moom bokk na ci li nga xamante ne ñu ngi koy xeex. ñun aussi dañuy xeex pour la promotion de la femme et de la jeune fille surtout la jeune fille ñu jàppale handicapé parce que tamit les jeunes filles bënn ñoo xamante ne nii bëgg nañu mais dañuy xamul yoon bi te tamit dañoo amul moyen ñu loolu tamit kii na te tamit dund ba nga xamante ne nii fépp koo xamante ne nii di ngay gis chaque xam nga suñu organisation bi dafa nekk par section boo dem département boo dem da nga fa fekk benn centre handicapé boo xam ne centre bu mag les jeunes filles ñu ne fa di liggéey les garçons suur yi ñëpp parce que tamit dama jege suur yi xam nga ñoom Marème da ci am ki nga xamante mooy surd bi sama xarit la moom aussi dañuy waxtaan traducteur bi on est toujours ensemble ñu ngi liggéey bu rafet tamit bëgg naa daal kiiwu handicapé yi daal moom comme li ngay déggee yeneen dëkk yi li ñuy def pour les personnes handicapées mu am Sénégal parce que ça reste des na waaw loolu man tamit principalement xam nga li ma gën a kii man bëgg naa nit nga jox ko gëddam lu bëgg ko respecté nit ku jox nit gëddam parce que man képp ku mu xam dama la gis dama lay jox sa gëdd dama lay respecté mais aussi tamit li ñuy wax na le respect est réciproque nit ki su la joxee balaa nit di la respecté fekkee dafa fekk yow nga respecté ko soo ko respecté yow moom lu muy def da lay respecté waaw loolu tamit bëgg naa ko daal moom bëgg naa aussi tamit daal moom dund ba nga xamante ne nii yàlla gën a naatal affaire yi gën a am si kii lu emploi bu dëgër bu baax boo xamante ne nii di ngay xëy di gont parce que tamit c'est vrai ñu ngi ci milieu association yi di liggéey tout le temps mais aussi tamit dafa laaj ñun tamit ñu amal suñu yëfu bopp loo xamante ne nii di parce que soo nekkee tamit mère de famille dafa am yu lay war kon boobu tamit fokk tamit am ci loo jàpp lu dëgër loo xamante ne nii doo ma génn di xaar kenn dara loo tàllal fenn loxo. donc tey ban perception nga am si handicap am na sax ñu bëri dañuy ñaawlu appellation boobu noonu parce que ils se disent que handicap si xel la. donc ban perception yow nga am si handicap.
parce qu'on voit tey ku mel ni Mariama macha allah wala ku mel ni yow vous êtes des références. bon ñu gis ne aussi nit sax dina normal. mais handicapé bi gën ko aussi xalaat foofu sax. donc ban perception nga am si handicap ak ban perception tamit ngay jàngal doomu aadama yi ñuy seetaan pour ñu am ko si des personnes en situation de handicap. waaw li nga wax rek gis nga handicap ci xel la parce que nit lépp loo xam ne da nga ko bëgg a def taxaw mënoo ko yow am nga fa handicap soo bëggee tëb dara yow dara jotu na nga jéem mënoo nga am nga handicap da nga freiné loolu la freiné parce que yaa un handicap nga def loolu handicap du dara de kii la rek nit ki nit ñi ñu lay xool nit ñi ñoo ñu xoole comme des personnes handicapées di ñu kii mais ñun xoolewuñu suñu bopp handicap ñun dañu xoolee suñu bopp comme ñëpp nit ñi nag loolu mooy différence am na ñoo xamante ne ni la xoolee parce que tamit am ñoo xam ne du ñu dafay am ñoo xam ne du ñu kii am na ko ma ko mës a wax ma def liggéey bu rafet ci yi ma jaar fi ma jaar ñu ne ko ñu jaar xaw mu ne waaw c'est bien kan moo def lii mu ne la kii mu daal di waxul kii sox dafa bëgg a wax kii sox mu daal ne nii ma gis ko ma gis ko gis naa bi muy def geste gis naa ko mais ma noppi bàyyi ko mais dafa dellu si am service yàlla bëgg service yàlla nat ko mu ñëw yem ci man dex ma nag mënuma ko dama ko wax mënuma ko mu génn dem mënuma ko laa ko wax mu daal di génn dem parce que tamit yow ñun dañu am suñu tur dama am tur am sant li nga soxla te yaa ngi ma ngay wax loo xalaatoo woon ne kii tey dina kii gis nga ma nekkee CTO su may dem xam nga dama doon dugg salle éco sooy dugg soo waree dem di nga préparer chariot bi jël gel yeeg mouchoir lépp ñu ci dossier yëpp préparer chariot moom baa nga pousse chariot bi chariot dafa rëy nga pousse ko ànd ak malade mais gis nga Ndeye Fatou da ngay defar chariot nit ñi da nga leen di woo di lim seen di rappel seen tur mais nii lañ lay def di la xool mais di yow comme que ne yow lii nga war li ngay def waroo ko def nii lañ da ngay xool ni di ko rappel di ko def mën a ñi nga xam ne di la xool ni soo kee chariot bi ñu xool fi ñuy dem ak yooyu ni yow la ñu daal nii mais lii liggéey la rek amee dama ko mën ko mais lii liggéey la rek dama xëy si pour liggéey tey maa war a def lim maa kat donc voilà donc on sent toujours cette marginalisation. au sein de la société. mi ngi wàññeeku mais des na am na ñoo xam ne jusqu'à présent moom mënu des na parce que ñun dañuy génn fu nekk dañ fay dem ñun suñu biir ñun tey suñu biir suñu yendu woon handicapé yu yendu même su fekk kii dafa jóge fee kii jóge fee xamante wuñu il suffit que ñu yendu le matin avant heure pause soo ñëwante heure kii pause café bi da ngay def ni ñii yàgg nañ suñu kee génn da ngay ñoo xam ne xamoo li yaa ngi leen di soo ko gis mais suñu toogee nii présentation ba kii bi soo génnaa ñëwaatee da ngay def ni ñii ñoo mës a dund loolu moom yàlla defal nañu ko suñu biir loolu moom c'est naturel. macha allah donc tey say projet yi donc. projet bëgg naa am lenn lu baax lu dëgër loo xamante naa ci jàpp. monsieur Mbengue ay fondation fondation pour le moment daal maa ngi ak c'est faisable actuellement ñu ngi travailler aussi avec projet VLF voix et leadership des femmes foofu aussi tamit maay gestionnaire projet bi. je vais avec c'est faisable maay gestionnaire projet bi waaw foofu tamit c'est un projet qui vient de commencer mais ñu ngi ci daal. ñaan yàlla tamit ni ñu amee réussite avec les réseaux Siggil Jigéen foofu aussi tamit ñu am fa grande réussite c'est faisable génn fa la tête bien haute parce que tamit ñu ngi liggéey te on a une présidente boo xamante ne bàyyiwuñu ñu ñuy assister bëgg naa loolu daal bëgg naa ko tamit une fondation xëy na yàlla rek moo xam li ci kanam moom yàlla rek moo xam nit ki da ngay ñaan daal ñaan naa daal tamit am un bon emploi bu baax. est-ce que am na aussi ay ambition politique parce que yaa ngi wax ne aide état bi macha allah mi ngi fi mais des na donc est-ce que aussi am nga ay ambition politique plus tard. maire wala ministre de la femme ou pas. ambition politique yàlla baax na ndaxte citoyen lañ
je suis citoyenne te aussi tamit ñu ngi travailler ak waa SAICEVA benn projet pour participation politique et citoyenne des personnes en situation de handicap la ñu ngi travailler aussi ci boobu lu ñuy xëccee suñu membres yi inciter leen ñi nga xam dañu bëgg def politique ñu appuyer leen ñu def parce que tamit ci lañ bokk suñu demee xam naa neen ci am dara. donc tey boo amoon looy changer donc ci histoire bi ça serait la mendicité des femmes surtout particulièrement les femmes en situation. waaw mendicité moom su ma sañoon moom ñu am parce que dama nekk noonu pendant 3 ans chaque semaine ñooy nekk. wala ba leen xam. dama leen xam bu baax xam li ñuy nekkee waa situation boo xamante ni daal. c'est un peu délicat aussi tamit ñu jàppale suñu organisation yi parce que soxla nañ besoin appareillage bi metti na.